communication du médiateur de la République et nous allons recevoir aux alentours de 8h45 Mody Guiro, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia. tey yëglekaay yi li ñu xëyee tey Chérif lañ ci àndal Chérif ñu tàmbali ak l'observateur. L'observateur soxna naata def na nag benn enquête ci li ñu tuddee ay centre de redressement des malades mentaux ñi nga xamante ni dañoo am jafe-jafe ci wàllu xel daanaka daal bu ñu leen di jubbanti yenn saa yi musiba da ci am na ñoo xam sax dañ leen duma ba ñàkk seen bakkan am na ci ay témoignages yoo xamante ne ak traitement yoo xamante méngoowut ak yelleefu doomu aadama buñ sukkandikoo ci journal bi di l'observateur gis nga xeetu centre yooyu sax ak li xewoon bërki démb Njaay fële ca Pikine ba ab malade mental ñu daal di ko fay rey journal bi daal di ñëwaat également ci li nga xamante rek mooy hôpital de Dantec ba léegi ci wàllu témoignage ak ay anecdote di nettali yoo xamante daal ñi ko dund ñëw rek ci histoire boo xamante ni kenn mësu ko dégg ci muy ay wàllu endettement personnel bi nga xamante ni daanaka bàyyi nañ leen ñu dem seen kër di fa toog ak chiffre jëm kon ci lii di ay intervention journal bi daal dina ci ñëwaat lii nag mooy xewee ci tribunal bu Pikine Guédiawaye ab kayit maanaam def katu ñaawteef bu mag daal moo rëcc muy loo xamante daal indi na tiitaange foofu ca boobee diwaan PDS it ak reconfiguration jëm ci wàllu politique mel ni kon acte de renaissance la ko daal di tuddee Karim Wade ak Baye Dia moom ñoo nekk ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur ñëw également ci collectivité territoriales yi ku ne xam ne ni jafe-jafe am na kon ci wàllu fonds yi nga xamante ni moo jóge ci état bi ba tax na gis nga ko secrétaire général association des maires bu Sénégal ak kii di Omar Gueye ñoom ñoo nekk ci xëtu muy Mbaye Dione ak moom Omar Gueye jëm kon ci li ñu tuddee kon course de fonds yoo xamante daal dafa mel ni maire yi daal ñi ngi ciy jafe-jafe yoo xamante ni mën nañ ci wax journal bi def na benn dossier également ci kii siiw na trop dafa mel ni kon soxna yi xam nañ ko ñi nga xamante ni tatoué seen yaram ñi ngi ko tuddee kon Tico Tato moom nag def na benn interview boo xamante daal amul leen lu mu nëbb journal bi ci anecdote nee na sax soxna mës na koo bett muy tatoué benn soxna boo xamante daal fu sori ci soxna soosu ak la ko soxna sa réagir muy loo xamante daal yéen kaa bi ñëw na ci ak Ismaïla Sarr mi ngi noonu moom it gis nga ko rek ba léegi dañ ne woon dem na ci Aston Villa mais ba léegi ma ngay xaar moom dafa mel ni daal mbir yi càng la jëm kon ci transfert am foofa ca Aston Villa ci Angleterre. enquête ci ab fàttali. waaw ñetti at a ngi nii yaa ngi koy wax sànq xam naa dinañ ci ñëwaat gën ko yaatal mi ngi nii moom Amath Dansokho jiite woon fii PIT ñu gënoon ko xam muy figure bu mag a mag fii ci Sénégal bi mu génnee àdduna ba léegi nag am na ay confidence yoo xamante doomam di Alkali Dansokho mi ngi koy wax rek nee na gis nga ko rek waajuram daal mënoon na opposé wante tamit bu daree mu daal di dajale ay kilifa yoo xamante daal mosuñoo xalaat ñu toog di waxtaan moom daana ko def et puis tamit égo yi nga xamante ne nemee ko noonu ko ay égo surdimensionné jamono ñi nga xamante ne moom Amath Dansokho daal daana générosité la gënoon ànd ak mel ni kon jikko yooyu daal mi ngi bëgg a tumurànk fii ci Sénégal Mamadou Wane mi nga xamante moom journal bi ku ne xamante jege woon na kii di Amath Dansokho moom it def na ci benn éditorial ngir delloo ko ndukkal ci jamono jooju la xew ci Expresso Sénégal ministre bi dénk économie numérique di Yankhoba Diattara kon gis nga ko mu ñëw na en pompier ngi rek wax waa Expresso ñu bañ a dàq doomu Sénégal yooyu et puis tamit Antoine Diome am na ay promesses yoo xam ne def na ko. Le quotidien. Antoine Diome ba léegi rek ak plan Orsec gis nga ko rek ak gis nga ko ni mu ko daal di bindee ñëw rek Sénégal bi nga xam ne daal boo sàggoon ñi ngi préparé wu ci yeneen i mbënd ndax li jeexal weeru août bi jëm septembre ñi ngi xaar kon yeneen taw yoo xamante boo sàggoon gis nga ko sax dama nañ ba daan ay débordement ay fleuve ak yu ni mel ba tax na kon état bu Sénégal mi ngi ciy daal di communiquer et puis tamit ca jamono jooju direction Expresso dafa mel ni rek câble l'opinion jëm rek ci li nga xamante ni kon moom mooy licenciement motif économique et puis tamit gis nga ko ñaar ñi moom ay responsable politique lan Mountaga Sy ak Abdoulaye Daouda Diallo fële ca Podor seen taxawaay journal bi daan na ci ñëwaat la xew fële également ca Kenya Raila Odinga moom it mi ngi xaar rek Cour suprême daal di annuler li nga xamante ni kon mooy résultat premier tour fële nga xamante ni moom mooy ci dëkkam. Le soleil moom ci mango bi. waaw mango ji ak tamit mouche de fruit la ko daal di tuddee rek mu jàpp gis nga exportation européen yi daal boo saagoonul rek dina ko affecté ndax lu toll kon ci 24 000 tonnes ci atum 2021 exportation yi mi ngi wàcc ba 12 000 tonnes te loolu nag mënul nekk ngëneel ci nga xamante ni kon ñoom ñooy yooyee producteur ci jamono jooju tamit gis nga ko Samba Diobène Ka ma nga woon fële ca Matam foofu tamit taw yi am na yàqu-yàqu yu bëri yoo xam ne def na ko fa mu demoon ngir daje ak yooyee sinistré. Libération. ñëw ci wàllu rek li nga xamante ni kon mooy passation de marché rawatina ay produits pétroliers gaziers construction lépp loo xam ci wàllu infrastructure la ci boobee secteur daal muy société africaine de raffinage Sénélec Petrosen ñoom daal gis nga
nga ko dafa mel ne bedd na leen ci li nga xamante ni mooy code des marchés publics buñ sukkandikoo ci boobee journal li ko waral nag mooy gis nga ko réseau gazier bu Sénégal léegi mën nañoo def naka su doon rek ci wàllu woowu te du am benn daal dëgëral ci wàllu li nga xamante ni moom mooy passation de marché ca jamono jooju ARMP ba léegi rek fere na leen société bi kam nga xamante ni ñu ko tuddee Senam SA jëm kon ci li nga xamante ni mooy Sénégal espace service yeeg yu ni mel rek jëm ci pôle emploi yi ñoom it dañ doon recruter jaarul yoon ba tax na kon weñ nañ seen loxo ñu daal di dellu ginnaaw lii nag mooy ci wàllu faux billets yi ba xamante ni député ancien député di Bougazeli tëjoon nañ ko ci kaso ñin inculpé woon ñëpp nag kon libéré na leen bu sukkandikoo ci journal bi di Libération et puis tamit Antoine Diome ca jamono jooju annoncé na dispositif bu mag jëm kon ci wàllu pompage ak lutte contre les inondations rawatina ca Touba ba mu demoon ñu ngi waajal màggal gi. politique ak tribune. waaw mooy ne rek Karim Wade da nga noonu gis nga ko rek prier de fer comme Idrissa Seck ak Pape Diop jëm kon ci li nga xamante ni mooy retour au bercail ca jamono jooju ambassadeur bu Arabie Saoudite waxoon na fi ay jamono ne Qatar daal gis nga ko li ñu bëgg mooy Karim Wade daal di ñëwaat fii ci Sénégal mais Macky Sall moom moo ko bëggul am na tamit ay manœuvre yoo xamante daal ñu ngi koy def rek ngir moom mu daal di ñëwaat moom Karim Wade ba nga xamante ni kon mu nga fële ca Doha ca Qatar ngir rek contrôler parti démocratique sénégalais ca jamono jooju tamit gis nga ko Russie kon ci wàllu rek gestion des hydrocarbures daal chambre africaine de l'énergie mu mel ni kon ànd nañ ci li nga xamante ni kon mooy taxawaayu Russie Macky Sall moom perte de vitesse bi mu nekkee ak tamit lépp lu jëm ci ñi ko wër di ko wax naka sa dul noonu daal ba tax na kon lan moo tax kon wala kan moo war a tax Macky Sall delloo si xelam ci ni nga xamante ni moom la yore réew mi et puis tamit Adji Sarr a ngi nii dafa mel ni mbiram Ousmane Sonko ñi jege Ousmane Sonko doon jàpp ne bi Ousmane Sonko déclaré candidature am ba léegi rek ci la gars yi bëgg a yëngalaat li nga xamante ni moom mooy boobee dossier. Walf Quotidien. troisième mandat Macky Sall kon gis nga ko démine le terrain lañ ko daal di rawatina waa APR yi nga xamante ni kon moom la jiite moom Macky Sall Antoine Diome ak taw yi nga xamante tamit gis nga ko nan naa jur musiba fii ci Sénégal daal moom daal nee na nit ñi nañ xaar yeneen taw yoo xamante mën naa ñëw te bu ñëwee it mbënn mi du fi gaaw a jóge wante ay matukaay ñoom jël nañ ko état bu Sénégal ngir indi ci ay saafara mandat li nga xamante ni mooy cherté de la vie lan moo tax kon défendre Macky Sall daal di jafe muy laaj boo xam ne samp nañ ko et tamit Edouard Mendy dafa mel daal jafe-jafe am na ko ci tànk bi ndax burdi yim ci def bëri na bi ci bërki dem moo njaay seen diggante ak Leeds moom daanaka moo tax kon ñu encaissé but bu njëkk ba léegi spécialiste football nga léegi ko moom ci politique itam la xëy lii dama cee raxal waaye footballeur bi mag laa woon waaw ñu ñëw ci Les Échos ak tamit ñaar ñi bon ñu ngi ci daanaka seen tànk génne nañ ko parti démocratique sénégalais Mour Mayoro Faye ak Cheikh Bara Dolly Mbacké mi nga xamante ni jamono ji moo nekk sax président groupe parlementaire laataa ñuy installé waat beneen assemblée boo xamante ni moom du ca bokk gis nga ko ñëw na rek ci bëgg nañoo créer seen parti et puis tamit frustré yu bëri maanaam ñu mer ci parti démocratique sénégalais nar na ñoo dem fekki leen ci jamono ji tam mbiram corruption jëm kon ci affaire njabootu kon tarif ku jóg bi nga xamante ni kon gis nga ko rek ñoo yoroon ay sociétés yu bëri ci wàllu rek agroalimentaire yu mel audition yi daal dina leen tàmbali ñetti avocat yoo xam ne daal ñi ngi ci ay jafe-jafe ci jamono jooju gis nga ko plaignante ba di Rana Taref ku jóg moom it gis nga ko rek déglu nañ ko démb pendant 4 heures avocat ba maître Boukounta Diallo moom li mu bëgg rek mooy pourvoi contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation bu cour d'appel daal ñu xoolaat ko bu baax a baax lii tamit gis nga ko rek ay grève yu bëri yu nemmeeku na ay secteur liggéeykat yi ñi ngi ministère du commerce ay agent lan ñoom it nee nañ 72 heures lañ seen loxo dun liggéey lii it ma nga xewee ca bitim réew ay ñii dañ leen invité woon ñu waroon a participer ci benn tournoi fële ca France la contre le racisme wante tamit ay mineur lan maanaam seen at daal toll ci fukk at ak juróom-ñett dafa mel ni dañ leen a naroon a refoulé xëy na gars yi dañ doon jot rek ñu dem ca mbooy ga ba tax na kon compagnie Iberia moom ñoom ñoo lànk ne doon embarqué ces mineurs là indiwaat leen fii ci Sénégal bés bi le jour ñëw rek ci li nga xamante ne mooy poste yi nar a séddale fële ca assemblée nationale rawatina kon ca bureau ba bis buñ koy installé mel ni rek gis nga ko l'équilibre des pouvoirs la ko daal di tuddee Yewwi ak Wallu boo saagul ñoom ak Benno Bokk Yaakaar ñoo nar a tolloo ci cër bu dee poste vice présidentiel la Benno Bokk Yaakaar dina am ñeenti poste Yewwi ak Wallu dina am ñeenti poste secrétaire élu yi Benno Bokk Yaakaar dina am ñetti poste Yewwi dina am ñetti poste questeur yi premier questeur bi Benno Bokk Yaakaar xëy na ka ca nar a topp moom ca Yewwi la nar a bokk commission permanente yi Benno dina am juróom-ñaar Yewwi ak Wallu dina am juróom-ñaar bu dee nag li nga xamante ni mooy enjeu bi dëgg-dëgg mooy commission comptabilité ak contrôle maanaam ki war a xool naka la ñu yoree koppare ca assemblée nationale et puis tamit lii c'est une bonne nouvelle sa classe nga xamante na ngeen a bëgg ay yaasa ay cuub ay c'est bon ndax soble amatul donc malheureusement pour toi soxna si booy boo nga xoolee leneen wala nga lekki fondé et puis tamit waaw débordement fleuve yi tamit lii tamit nañ ci waxaat parce que musiba la taw yi bari nañ trop rawatina pluviométrie yi fleuve bu Sénégal ak bu Gambie boo saagul doon fees ba rembat bu rembatee danañ
dem wala ngaan ba ci kër yi te loolu tamit ñu ngi ciy alerte bu baax a baax xale bi tamit nee na nan moom mooy meilleur élève BFM ca banlieue bu Pikine muy Ndeye Alima dafa mel nag démb iya Pikine Guédiawaye weddi nañ ko ne am na ku ko yëpp li jaas lu ci mën a am daal am na mérite moom soxna si ñu ñaanal ko yàlla mu wéy ñëw ba léegi li nga xam ne mooy évacuation ba léegi des eaux pluviales ca Touba ak tamit avant le màggal mel ni kon état bi daal génn na moyens yu mag a mag su ko defee ñu mën a manque ndox mi laata safar di jot ñu rek daal di tàqale dëkk ba ak moomeen ndox ndax na mi xaar ci ay gan dafay bari ci jamono ji Yankhoba Diattara tamit dogal bi nga xamante rek jël nañ ko freiné na ardeur esclavagiste bi nga xamante ni directeur général bu Expresso Sénégal ma ngi ko nekkee ca jamono jooju et puis tamit Déthié Fall mi bon ay stratège la waan dëgg la wante nag am na jafe-jafe ci li nga xamante ni moom mooy base am ba tax na avenir am journal bi mi ngi ciy sampala ci jamono jooju tamit gis nga ko ministère commerce tamit boo sàggunul ay yëngu-yëngu dana fa am ñii tamit ci kanam dina génn ci mbedd muy travailleur des collectivités territoriales Sidya Ndiaye moom moo leen jiite ba tax na kon dina am paralysie marche nationale lan woote fii ci Ndakaaru nag dañuy tàmbale bi nga xamante ni kon moom mooy doxak ñaxtu ñii tamit dana dox ñaxtu wala ñu téye seen loxo muy agent ministère commerce 72 heures la ñu toog yoo xamante ni kon duñ ko liggéey ndax am na lu ñu mere seen jaatige risque de débordement encore une fois muy fleuve bu Sénégal ak bu Gambie ndax rek ren li ni xaaj ci ay taw bari na ca jamono jooju waa Pastef ñi ngi rek dénoncé benn projet boo xamante ni ngir rek invalider candidature Ousmane Sonko ndax rek mbiram Adji Sarr coupe du monde ba ñu ngi koy xaar muy ñëw fii ci Sénégal juróom-benn jàpp juróom-ñaari fan ci weeru septembre lay doon muy trophée bi nga xamante ni ñëpp koy convoité Sénégal yàlla na ko jël. amiin ca Qatar source A ca Qatar incha allah te mën naa nekk. source A ci Gabriel. waaw soxna Gabriel moom fan yii dafa mel ni moo nekk kon à la une de source A jëm rek ci li nga xamante ni mooy radicalisation bi mu nekk moom soxna si daal fépp na mais nag trop état bu Sénégal jëm kon ci ni ñu yore dossier Adji Sarr gis nga ko moom nee na état bu Sénégal daal lâcheté bi nga xamante ni daal kenn mësu koo gis vis-à-vis d'une femme nee na sax ba mbir mi amee saisir na ministre de la femme kooku ne ko man dama am jëkkër ami doom donc kon du ma ci dugal association yi tamit la même chose daanaka doon toog di seetaan lu kenn mësu gis ba tax kon moom soxna Gabriel mel na xalif général Thiénaba ak acteur politique yi tamit nee na leen gis nga ko bu leen jaar ci ay néew ngir dem ca palais muy phrase boo xamante ni Abdoulaye Wade moo ko fi daan wax ba mu nekkee opposition. Sud Quotidien. waaw lii tamit c'est une très mauvaise nouvelle muy industrie extractive fii ci Sénégal rawatina kon ñetti cimenterie yi muy Sococim Dangote ak Ciment du Sahel daal boo saaganul gis nga ko ca fayit la nekk loolu la ko daal di waxee ba tax na gis nga Dangote moom envoyé na personnel am en congé collectif Sococim ak Ciment du Sahel boo saaganul ñoom it danañ dem nekk ndul noonu muy une très mauvaise nouvelle ci jamono ji nga xam sa classe gi yéen a ngi tabax naka la mën def ba gars yi nekk ci li nga xamante ni mooy loolu et puis Yankhoba Diattara tamit jéem na wut solution fa li nga xamante ni moo xew ca Expresso bu Sénégal ñu dem ci tàggat yaram jëm ci waajtaay yi jëm coupe du monde bi rawatina rek Sénégal boo saaga nu gis nga ko Bolivie bokk na kon ci sparring partner yi nga xamante ni kon dinañ ko daal di am ak Iran ñaar ñooñu nag ci jamono jooju Bamba Dieng moom préparation bi rek moom mi ñuy xaar ba léegi gis nga ca looyam mu daal di xool fan lay mujj ndax bëgguñ koo yombal rek dem bi nga xamante ni bëgg nañ ko dem ca jamono ji tamit mandat wu kii di Djibril Wade daal am benn texte boo xam ne interdit na ki nga xamante ni mooy kooku di Djibril Wade mu daal di terminer mandat mu sukkandikoo ci Ablaye Sow bokk ci vice président bu fédération sénégalaise football et puis Casa Sport moom ñi nga fa li nga xamante ni kon ñoo ca Guinée Conakry rek di fa wàccal ak yeneen équipe yoo xam ñoo nekk champion seen dëkk. ñu jeexal stade. Sadio Mané moom spécialiste la des débuts canon ni mu tàmbalee rek li nga xamante ne mooy Bundesliga bi am na ñetti but yoo xamante ni dugalagum na ko moom Sadio Mané il est parti bien parti sax pour être kon le meilleur buteur et puis efface yi nga xamante ni kon mooy Papis Demba Cissé ak Aubameyang ñaar ñi tamit gis nga leen seen début saison am na trop muy ay doomu Sénégal Iliman Ndiaye ca Angleterre ak Pathé Cissé mi nga xamante tamit gis nañ ni taxawaay bu am solo ca jamono jooju démb Liverpool ba Sadio Mané nekkoon moom ñu ngi ci jafe-jafe ndax Manchester moom moo leen duma. jeex na Chérif merci demuñ ca làmb ji de. voilà le temps ngay ñëwaat ci kanam nga indil ma benn journal parce que je pense que Alaaji Malick am na benn boo xam ne moom mooy résumé daanaka li ñu bëgg a waxtaanee muy jafe-jafe yi sénégalais yi di dund jamono ji ku wax askan wi wax liggéeykat yi askan wi ñu ngi ci mbënd mi ñu ngi ci dund bi nga xam ne dafa cher gis nañ ay liggéeykat yu bëri dañoo bëgg a dem grève gis nañ cimenterie yi ñu ne dañoo am ay jafe-jafe Expresso ñu ngi koy wax noppeeguñu travailleurs collectivités territoriales yi muy front social boo xam ne jamono ji tàng na jër Alaaji Malick te lii weesu yëpp ci législative yi képp lañ doon wax daanaka.
dëgg la soxna naata dafa mel ni fi mu nekk nii ci luy baax la amul ruq bu sedd daanaka front social bi yëngatu na bu baax a baax ndax bu ñu xoolee rek déjà collectivité territoriales yi ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee muy mairie yeeg gox-goxaan yi ñoom wax nañu ni dinañu amal ab grève maanaam ñetti fan yu nga xam ne daal dinañu toog duñu faste xànc ak morom ma duñu signé genn këyit moo xam këyitu juddu la wala këyitu dem barsàq wala boog këyit gu mu mënti doon daal buy jógee ci mairie duñu ko def. loolu nag lañ cay toftal mooy doxub ñaxtu bu mag a mag bu nga xam ne fas nañ ko yéene def ñoom nag liggéeykat yi li nga xam ne moom la ñuy ñaxtu mooy yokk gi nga xam ne dafa am ci fonction publique ci wàllu salaire yi ñoom dafa rogalaatul ba egsi ci ñoom te ci wàllu yoon dafa am lu nga xam ne bu fekkee ni dafa am yokkute ci salaire yu ñiy liggéey fonction publique par ricochet dafa war a egg ci ñii di liggéey ci gox-goxaat yi te loolu gisuñu ko mais am na leneen lu nga xam ne aussi moom moo lompañal actuellement ni mairie yi ak collectivités territoriales yi de manière générale mooy les fonds de concours et les fonds de dotation ba léegi nekkul en place mu mel ni que maire yi nga xam ne dañu falu bees dañu am jafe-jafe yu rëy ci jamono ji ngir dimbali askan bi ngir également li nga xam ne moom lañ daan liggéey ñu mën ko liggéey loolu nag am na sax ñu jàpp ni dafa am maanaam sabotage ci maire yi nga xam ne waa kujje gi ñoom ñoo ko yor mais bon de toute façon c'est de manière générale les fonds de dotation et les fonds de concours ne sont pas disponibles te loolu indi na jafe-jafe yu taratar ci collectivité yi beneen bi ci des mooy ci wàllu wér-gu-yaram xam ngeen li xewoon ci waawoon ak lakk ga am na ñu ci jàpp tëj leen loolu nag ànd gësëm ñoom tamit bëgg nañoo gësëm ndax nee nañu daal du dëgg du yoon ñu sacrifier ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yooyu fa nekkoon ba tëj leen kaso li ñu bëgg mooy ñu yeewi leen ñu libérer leen loolu jeexul ministère du commerce également am na yëngal yu fa am ndaxte dañ jàpp ni seen jëwriñ la nga xam ni daal moom la waxante wa ak ñoom ak la mu jëfante bokkul ba tax na ñoom tamit nee nañu dañuy banque seeni loxo du ñu faste xànc ak morom ma boo ci yokkee grève expresso bi nga xam ne yàgg na jamono ji ñoom temps yépp agent yi ñi ngi yéeg au front mu mel ni que lu mat fanweer ak juróom-benn ci ñoom dañ leen a licencier ñu jàpp ni licenciement abusif la am na sax Abdoulaye Seydou Sow defe naa am na tànk yu mu ci dox pour ñu juboowaat ak lu ni mel pour grève bi ak décision yi nga xam ne direction générale jël na ko ñu daal di koy teggi donc loolu yëpp boo ko boolee dafa mel ni que fi mu nekk ni dëkk bi tar na lool cimenterie yi ñi ngi ci ay jafe-jafe parce que ñi ngi wax Dangote ak ñi nga xam ne ciment du Sahel ak Sococim jamono ji également am nañu ay jafe-jafe ñi nga xam ne tegleeguñu brique ak morom ma ak ñi mel ni man toll ci tabax yaakaar naa ni fi mu nekk nii mbir mi jafe na lool parce que ñi ngi wax soble waaye fi mu nekk nii tonne ciment bi dafa yokk ba jéggi dayo fer yokk lépp yokk dëkk bi vraiment métti na. absolument Chérif mi tabax jamono ji ay R+5 dinañu ci wax mais Chérif impression bi ñuy am mooy liggéeykat yi dafa mel ni dañoo nekk ci benn vulnérabilité fii ci Sénégal ñu ngi wax Expresso pare gu ñu gis nañ cimenterie yi ñu ne Dangote moom dafa jël personnel bi yóbbu leen congé collectif te daanaka journal du jàll fii benn semaine te waxuñu ay liggéeykat yuy wax jafe-jafe yi leen seen njaatige teg fii ci réew mi te pourtant am nañ inspection du travail am nañ ay syndicats am nañ centrale am nañ yeneen ak yeneen. am nañ code du travail boo xam ne sax gis na ni yu bëri aussi day défendre ñii di liggéeykat yi parce que état bi en tout cas surtout gouvernement bi mi ngi ciy doon def ay jéego gis nañ sax temps wu Covid bi ils ont tout fait ba nga xamante ni ñu bañ a éviter li nga xam ne mooy wàllu licenciement parce que li wàllu emploi day lu stratégique lu sensible loo xamante ni xëy na mën na tax indi jafe-jafe ak nguur moo tax état bu Sénégal quand même surtout yenn entreprise yi ma dégg ñuy layoo ne ay motif économique loolu waxi ku daanu si sareet la parce que mënoo nekk ci secteur yu mel ni ay par exemple téléphonie taxaw naa ne ay motif économique loolu kenn mënu ko gëm donc li am solo mooy comme ni ko le ministre Yankhoba Diattara defee c'est important de dire aux gars yi ñu delluwaat ginnaaw ci li ñu bëggoon maanaam licencier une cinquantaine de personnes yoo xam ñoom ñoo nekk fële ci Expresso Sénégal parce que ay doomu njaboot la ñu nekk ci jamonoy crise donc état bi aussi gis nañ même wàllu exonération da koy def ci yenn entreprise yi ngir loolu lépp rek ngir ñu bañ di dàq ay personnel bañ a dàq ay nit donc foofu nag il faut que moo tax il faut que li naan force reste à la loi foofu lañ ko mën a xaare cimenterie yi aussi ku ne xam ne ñoom it ay wàllu exonération yàgg nañ ko fii dund fii ci réew mi donc mënuñoo xëy fii suba rek bëgg indi ay lay di dàq ay doomu aadama donc li nga xam nga wax
nag dafa am solo maanaam syndicat yi aussi taxawaay bi am solo surtout les centrales. dinañ ci waxtaan ci kanam ak Mody Guiro parce que bu njëkk aussi loolu la am ay centrales syndicales yu xamante dëgër nañ dëgër yoo xam ne yu mel ni bu amee ci jamonoy Madia daa nga ko gis ak ñeneen kenn mosu fee xalaat sa ngay toog fii patron xëy rek ne day dàq nit et cetera sans nga teg ko fenn fu xam ne tant que liggéey ko bu def faute boo xamante ni faute bu loolu la mënoo xëy nga dàq ko la liste elle est très longue Malick mi ko doon wax sànq les contrôleurs aériens c'est vrai que ñoom ñu ngi ci cas bu particulier parce que ASECNA la c'est affaire voilà ci biir gis nañ président daal nga xam te mooy président d'exercice bu Union africaine recevoir leen on espère que balaa le 25 ak 26 dinañ arrêté parce que ñoom daanaka ñooy dawal avion yi buñ gëreewee kon musiba dina am Ila Touba aussi on n'en parle pas semaine bi am ñi fa nekk ci autoroute bi dañu bëgg yëngu-yëngal am na benn conférence de presse bu ñu bëgg a def mercredi parce que foofu aussi nee nañ chinois ya fa nekk di teg dafa bëri alors que réew mi duñu nekk réew moo xamante ni bu fekkante ni fii c'est du question ay xénophobie wala nangam mais législation Sénégal la ñuy doxal fii on n'est pas en Chine ni au Soudan comme ni ñu koy waxee boo fi ñëwee fii maanaam li ngay doxal mooy code du travail bu Sénégal la ñuy appliquer ñi fiy liggéey mais mënoo fi nekk ba nga xamante ne bëgg teg liggéeykat yi ak njaam wala lu neex nga daal di leen di dogal deuxième loolu c'est pas ça qui règle le problème Sénégal moo tax nag foofu la ñuy xaar le ministère bi nga xam ne mën a dénk wàllu dialogue social ak structure yi fi nekk ak travailleurs yi ñu wax ak ñi fi nekk pour ñu respecter code du travail yaa ngi wax inspection du travail mais ñoom it amun ay moyens inspecteur ñaata inspecteur du travail ñoo fa am sax oto boo xam ne dinañ mën a dem ci entreprise yi di vérifier di xool les conditions yoo xam ne travail moom lañ doon nekk yooyu yëpp day jafe-jafe yuñ fi doon nekk te daanañ fi nekk fii di fi signer ay pacte social ak yu ni mel ngir nit ñi bañ a yëngu-yëngal mais li am solo bu am solo il faut ñuy défendre liggéeykat yi di préserver aussi les emplois parce que day loo xamante sutura fii Sénégal xam na li fi nekk benn nit buy fayee ko salaire yaay dundal daanaka fukki nit buñ la dàqee wala nga kii musiba la ci toute une famille que situation bi nekk c'est pas ça qui arrange le pays donc je pense que ni ministre Yankhoba Diattara def pour expression naka yeneen ministres yi nekk seen secteur yi ñu nekk ñoom tamit pour ñu sauver quand même les travailleurs parce que état bi mi ngi defi effort ci wàllu exonération di dimbale entreprise donc loolu nañ ko delloo liggéeykat yi leneen tam am na Marcel mu yenn saa yi liggéeykat yi ci boppam ñoom ñooy ñàkk a xam li leen yoon may ngir ñu mën koo def ndax boo xëyee rek ne da ngay dàq nit dafa war a am foo ko teg waaw effectivement donc dañoo war a gëstu peut-être li nga xamante ne moom mooy condition de travail balaa ñuy dugg ci yenn mbir yi mais c'est à se demander est-ce que am na ay signature de contrat peut-être leen yenn entreprise yi di proposé je me dis selon le nom de certaines entreprises et leur sérieux quand même jusqu'ici règles yu mel noonu dañ koy war di établir ko donc ki nga xamante ne day dugg ci entreprise war na mën a jàppale li nga xamante ne moom mooy lu ko yoon may ak lu ko yoon mayul malheureusement day wane ne tamit ne que travailleurs yi war nañ leen di gën a déglu dans ce genre d'entreprise là ngir fexe ba genre situation yi di bañ a am parce que c'est comme si on retournait à la case départ di geler ay activités di en tout cas di taxaw ci yenn activités yi ñuy faral di def donc c'est une économie qui boite yi bu fekkee noonu lay demee et donc très très dangereux pour l'aspect social donc fépp dafa mel ni fépp ay metti jamono ji ci réew mi yàgg nañ ko wax depuis quelque temps maintenant d'abord santé bi la woon il y avait également li nga xamante ne moom mooy éducation pare guñ ci donc front social bi commencé di yokk on peut se demander est-ce que ce n'est pas en rapport ak li nga xamante ne moom mooy crise actuelle bu àdduna bi di traverser on ne sait peut-être pas encore on ira plus en profondeur am na itam li nga xamante ne moom mooy période élection législative yeeg yi di mel est-ce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo téye organe de décision yeeg yooyu amoon nañ vraiment jot ngir gestu tontu li nga xamante ne moom mooy préoccupation sociale yi toujours est-il que daal. en tout cas semaine yi précédé législative yi moom bëri na ay services yoo xam ne boo demee ñu bëri liggéeyuñu. exactement donc on ose croire qu'enfin on pense que loolu war na lié wu toujours est-il que daal gis nañ ne am na ci yoo xamante ne ay autorités dugal nañ ci seeni loxo lu mel ni ministre Yankhoba Diattara ou encore l'ARTP s'est saisi de l'affaire au niveau d'Expresso. Donc les contrôleurs qui ont été reçus par le président Macky Sall. ci lu jëm ci wàllu cimenterie dafa commencé yàgg parce que depuis quelques années ay avertissement ci wàllu grève travailleurs yi dañ ko yàgg exposé on se demande itam comment un secteur comme ça peut être en crise ndaxte bés bu nekk ñu gis tabax fii ci biir réew mi et puis lu jëm ci wàllu collectivité territoriale déjà en temps normal c'est difficile nga am ay këyit Sénégal donc on s'interroge aussi ci li nga xamante ne moom mooy ay grève yu mel ni 72 heures gën a jafe moom ut ay këyit te boobu ba léegi ñuy wax dañuy numériser bu ñu defee grève moom day gën a grave c'est ça merci beaucoup Marcel dañuy jàll léegi ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde